siyaar naa la yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm dalatoo jàmm am jàmm si barki Seydina Muhammad dinaa leen nag comme nu ma koy faral di waxee tey je me pose des questions aujourd'hui plus que jamais quoi tey laa gën a mën a laaj sama bopp sax ay questions plus que jamais mbokk yi nee naa leen am na ay jikko yoo xam ne su ngeen ko gisee su leen tiitalul rek ça veut dire ni que dootoo leen tiit parce que nous parlons de faux et usage de faux, usurpation d'identité, transformation d'histoire et braquage de culture et de religion. Si loolu de la ñuy wax nii léegi nag suñu demee nag ba gars yi wala fejee wala tontoy wax googu noonu sur encore du mensonge wala ay hypocrisie, donc c'est ce qui veut dire que on a bel et bien des raisons de se poser des questions. maanaam dëgg su mënul génn ba nit ki mënul tontu mu dem ba di ko nëbbee ay fen wala di ko tontuwee ay fen donc nag ngeen xam ni que nag tey plus que jamais sax leen gën a am ay point pour laaj ci ay questions comme ni ngeen ko gisandoo yéen ñëpp ma partagé ko vidéo bi commencé daw si YouTube bi gars yi jël nañ sama benn vidéo boo xam ne ni que amoon na attaque xaaj sax léegi loolu moom maa ngi ko defoon si jamono yaa astu la journaliste télévision boobu ba mu fi toogee woon les cas même c'était différent parce que yaay bu jóor bu jigéen bii nii temps yi li muy wax moom affaire islam lay wax te boobu c'était à propos des enfants yu ñu doon teel a may waxu jigéen ñi la woon ba yaa astu toogee woon daa di ne non xam nga en tant que moom sa Haalpulaar mu toogoon wax ne ni que benn affaire ba gars yi meroon si parce que du ma si sax nekkaat di si jaaraat day mel ni day yeewaat fitna wala day tàngal ceeb ba mu waxee loolu communauté bi gars yi daal di mer gars yi wàcc si tale bi ne ba ko bandam doon ko wala rey nen koo dàq nen kii te fàtte nen ni ko ku doon wax seen sœur la woon c'est quelqu'un qui connaît bien la culture ku màgg si biir ma live bi nag du nga koo dagg jël si lu la neex parce que boobu comme ni ma ko waxee woon avant j'étais perdu comme ñoom amoon sama naqar am sama problème mu metti ma lool nu toog nu am sœur soi-disant Fulani te lu muy wax mu biir nag lu mu doon wax nit ñee bañ di tëb nag loolu nag nekkoon lu biir parce que loolu am na si sama biir famille am na si famille wu ñeneen ak ñeneen ay xale yu ndaw yu ñuy jël di leen maye 13 ans 14 ans nu yor ay doomu limon saxagul sax joxe leen mariage ñu naan ay du leen di xaar ay affaire de kii balaa sax 1 an de mariage gars yi commencé leen biiral di teg loolu ba si yaa asu waxee woon benn wax ba doon naan amoon ay kilifa yu doon dugg loolu gars yi génn mën na leen yéen kii en tant que Fulani seen sœur même su génnoon su juumee ki nangam yéen wala leen génn toog di waxee noonu da ngeen ko wala woo toog wax ak moom wala ngeen lijjanti kook moom mais ay génn yéenay ñan ba naan da ngeen di reyaate yéenay ñan ba naan da ngeen di dem si place su jàmbur ba naan da ngeen ko dàq teg ko si ay lan ay nebbo ko bandom ma ne leen nag comme que nag loolu nag dem na ba nekk bandom ku ko fi bandom temps yooyu noonu ma jaar ko fu bon ku ko fi bandom nu bandom ko sa waay jaar ko fu bon waaw temps yooyu noonu j'étais perdu dama amoon lu ma metti amoon lu ma naqari ma koy lijjanti comme temps yi nii gars yi seen naqar buñ koy jéem a lijjantee di ko jéem a wax nee naa leen je les comprends bien et je ne suis pas déstabilisable leur ce qu'ils font ne me répond pas et ne nous répond pas à nous tous, la communauté musulmane, comme nous disons, et la nouvelle génération. Mais ça ne fait que confirmer. Ça ne fait que confirmer nos dires. Ça ne fait que confirmer ni que si ay fen la ñuy dund parce que ñoom seen bopp sax c'est eux les créateurs du mensonge. Parce que su demee ba une simple question pour nous tontu ko faut qu'on pas créer des mensonges. Si jamono ji nu toll donc dama naan leen ndokk donc nañ xalaat jamono ji donc on a aujourd'hui encore plus de raisons à se poser des questions parce que dëggu woo la dëggu feeñul fenn si yéen amoo leen dëggu fenn ngor amul fenn si yéen jom fekku leen fenn moo tax nag ma ne leen sama gaay di ngeen dal jàmm di ngeen naan ndox
di ngeen noppaleku vidéo boobu ngeen dem jël dagg ko di ko jéem a koleel xaw ma nan la tudd Kaja xaw ma lan loolu noonu vidéo boobu moo mag Kaja si réseaux sociaux yi vidéo boobu moo mag Kaja si réseaux sociaux yi yaa astu te journaliste moom laa mayoon 10 000 bay pas Kaja lu muy wax moom la concerné ku am lu muy laajte wala ku am lu muy wax xam ngeen fu mu koy live xam ngeen fu mu koy waxee comme ni ngeen di ñëwee fii di ma emmerdé ngeen dem si page am ngeen lijjantee ko foofu léegi nag su dee nag da ngeen bëgg comme ni ma ko waxee rek porte d'échappatoire pour dëpp wax gi pour gars yi yuuxu daa ne waaye kii ni nangam vous êtes tombé à la mauvaise époque vous êtes tombé avec les mauvais cons vous êtes tombé avec les mauvaises personnes ça lii du lu nu yëngal parce que comme ni ma ko waxee Sénégal daa am lu nu fàtte gars yi yéen da ngeen a yéex foog nu waxaat leen ko yéen ñii di wax nii vous êtes tombé en retard ci réseaux sociaux yi ak ci combat bi yéen da ngeen a fekk gars yi combattre attaque genn wàll wala ñaari at sax ba romb yéen confinement moo leen dugal ci réseaux sociaux yi ba leen confiné ngeen commencé xam lu xew ci réseaux sociaux yi ngeen commencé suivre parce que vous avez du temps et vous n'avez rien à foutre si ngeen commencé lu jëm ci YouTube boobu fekk na nit ñi yii ngeen di def nii defante nañ ko def ba comprendre ba romb ko ba nekk ci yeneen déggoo leen nu leen di wax de moo tax ma naan leen da ngeen wala mën a yee seen bopp mooy lan jéem a dabe yéen lii ngeen fi andi nii jël ay montage dagg jël ay affaire coupé jaar nii dugal wax da ngeen fekk xolal ñun ba ñuy dugg ci réseaux sociaux di ko lijjë ñu romb ko bu yàgg si yii leen tam yow da ngeen moo tax ma ne sénégalais on ne peut pas comprendre Macky Sall leen dugal yéen ci combat bi ak réseaux sociaux yi ba leen tëjee commencé leen liif si ngeen commencé déglu lu leen di wax si ngeen commencé ñëw en masse si la sax na nit ñi commencé di laal ay 10 000 15 000 views avant boobu gars yi taluñu ko woon 2 000 3 000 sant yàlla parce que lu tax c'était la diaspora nit ñi nandi tey ñoo ko xamoon su amoon ay sénégalais yu ko doon suivre benn par benn la woon ay nandi tey yu xamoon ni que dal nañ si commencé suivre gars yi amuñu woon temps yéen a ngi woon si taatu tànn béer yi yéen a ngi woon si taatu tànn béer yi di lijjanti ay affaire di fenn ki di wax ba ñuy wax ñoru leen woon lii fii moo leen dugal si combat bi lii fii moo tax ngeen xam Ousmane Tounkara lii fii moo tax ngeen xam Moussa Camara lii fii moo tax ngeen xam les activistes parce que vous n'avez rien à foutre boobu ngeen toogee commencé gëstu boobu nag yéen ba ngeen di soog a yegg si nag fekk na gars yi doxal ay at yi at lu nekk romb na fi dàq ñeen fi sàccu licci dàq neen fi xolal faux profil dàq neen fi montage xole neen fi ay nit xolal sexuellement booboo gën a dee ay sexe gars yi xole neen ko jël neen fi doomu jàmbur monté yaayu jàmbur monté yéen a ngi soog a dabee moo tax nee naa leen au moment que vous tombez c'est que fii la nit ñi di yeewoo yéen foofu ngeen di commencé yéen nit ñi dañuy jug ba départ ba dem yéen ngeen di soog a commencé c'est dommage sama gars yi lu leer laa leen di wax jéem leen a yee seen bopp munoo leen tere kenn poser question tey laa leen gën a mën a poser ay question tey nee naa leen tey laa leen gën a mën a poser ay question te nag su ma leen ko posaatee bu kenn bërëm parce que comme ni ma ko waxee rek gars yi ay daanu yéesi la di yor ay daanu bërëngo ay daanu gàngoori xaw may kanfoor yi leen xaw ma nu mu fa demee daal da ngeen a daanu fas vous êtes tombé un moment ba nit ñi demee ba dërkiis ba tul yenn wax yi yii amaana su ngeen ma ko defoon si départ yi amaana sax mu am affaire wala ma daw wala yooyu mais da ngeen ko defee foo xam ne ni que on a tout accepté ba pare yéen xam ngeen balaa may toll fi ñaata yoon laa demoon sa ba gedd ba ne bàyyi faal génn naa bàyyi naa réseau dem ñëwaat xam ngeen vous n'avez rien compris moo tax ma ne leen su ngeen demee ba ngeen bëgg montage wala ngeen bëgg collage collé leen dëgg bi kaa leen nu collé si dëgg bi kaa leen nu collé nu montage si dëgg bi quoi la réalité c'est mieux que di def ay montage yu fen yu nu ngeen monté woon 100 ans en arrière fen yooyu noonu ñoo commencé feeñ léegi moo tax nag ñu siy wax mais yéen jéemoo leen arranger problème yi ngeen siy bëgg bombaas di si doon du dem demee yee yenn petit taliban yi
di leen wax ni que wax gi di nuy wax ni boobu ba léegi amul fenn fu ngeen mën a firnde ni que Serigne Touba moo ko bind. Serigne Touba bindu ko de Serigne Touba waxu ko lu ngeen di wax ni waxu ko lii lépp ay bind nettali la ay nit a ko bind ay nit a ko nettali ay nit a ko wax te loolu ñooñu lu ko wax ñoom la concerné lu Serigne Touba wax bind na ko si ay xasidam yi te kenn topp si muy xasaa yi yeeg affaire yi kenn topp si Serigne Touba da leen digal jiwli da leen digal woor da leen digal lépp te moom bañ na sax ba wax ngeen dégg nga nu mu radicalé ba ne leen ni que sax ku julliwul wala ku woorul moom xam nga mooy yooyu yéen lu ngeen di wax di expliquer di tëb di wëndeelu lépp su ngeen ma firndelee ni que Serigne Touba moo ko bind ma bàyyi wax gi Serigne Touba bind ko waxu ko ay nit a toog bindal ko seen bopp waxal ko seen bopp te loolu ñoom la concerné loolu ñoom la concerné sérieux moo taxit comme nu ñu koy waxee rek tey leen gën a mën a poser ay questions tey leen gën a mën a poser ay questions waaw parce que man comme nu ma ko waxee rek photo Serigne Touba bi photo maam bi bañ koy photo première photo bu gars yi wax ak ba muy dem géej yaakaar naa am na 5 ans ba 7 ans de différence donc appareil photo amoon na avant boobu lu tax saa waay ba mu demee ba si géej bi muy def kiraama yu mel noonu amul photo te tubaab yi ñoo ngi doon wër ak photo fu nekk ah man da nag du man maa wax romb naa tamit encore fenn ab murit la Touba la nekk nee na am na sax vidéo gis na kii ay waay affaire yi dina gën dina leer lépp lu nuy wax comme ni ñu ko waxee tubaab day archivé day wax archivé nit nag moom day wax compte gémmiñ ak nopp gémmiñ ak nopp gémmiñ ak nopp te comme ni ma leen ko waxoon gémmiñ ak nopp soo ko defee nopp bu koy dégg su koy delloowaat si beneen nopp dina si dolli wala mu wàññi si su yàggee su doxanto ba mu yàgg day changé wax gi day changé ku nekk dina ko arrangé nu mu la neexee dolli si lu la neex wala dindi si lu la neex instant gi su ñuy wax rek di laajte méttiwul yéen a ko def ay saaga yéen a saaga yéen a ko saagalu parce que yéen ay saaga yéen a ñëw amoo leen tontu ngeen saagalu ko mais lu ñuy wax comme nu nga ko waxee tey dunoo laajte ay doomu sëy yonent gi dunoo wax si jaar-jaaru yonent gi du ñuy wax si ay lépp yonent gi tey duñ siy wax nit ñi di si jàngat di si kii lu tax léegi benn mindaafuun bu ñëwoon tamit topp si ginnaaw yonent gi nekkoon poète yonent gi bëggoon yonent gi di sàbbal yonent gi moom kenn du wax si moom ah gaay di ngeen sonn de di ngeen sonn billaay wallaay taalaay man nag moom comme nu ma ko waxee mënoo leen si man dara billaay ku dul yàlla mënul si man dara ku dul yàlla mënul si man dara waaw yàlla mooy suñu borom moom maanaam ni ko moo tànn samay nopp tànn sama bakken tànn fu may juddoo jox ma ndey jox ma baay kookoo ma mënal dara fii comme nu ma ko waxoon su ma xamoon wala ma dem ba nekk ab ustaas wala ma nekk waliw yéena ko tey du ma nekk fii di laajte ay question wala di wax damay ubbi daara wala ma ñëw créer tarixa comme ñoom ñëpp te kenn du si mën dara waaw damay ñëw créer tarixa wala ma ñëw ubbi daara di jàngale mais xaw ma de xaw ma mënuma waaw moo tax may laajte luñ ma wax nag laa dégg di laajte ñoom ñoo wax may dégg di analyser di laajte rek c'est pas méchant da ñoom ñooy expliquer ba léegi rek di tourner di falsifier di wax may déglu muy dugg sama xel bi meekul sens ma laajte gars yi naaw daal dangaa réew dangaa saaka waay kii nangam c'est comme ça la vie on n'y peut rien mais les questions sont toujours là seen saaga yi du ko dindi yuuxu yi du ko dindi chaque jour nu am benn wala ñaar yu saf-saf yu ñuy teg laajte ko xool bàyyi leen ngeen yuuxu wax maanaam seen xam-xam bi si falsification la jëm faux billet fausse religion wala fausse affaire faux mensonge faux et usage de faux quoi yéen daal si luy faux mooy loolu falsifié kii montage tuuma na leen yàlla jàppale mais nag comme nu ma ko waxee tey man laa gën a am sax ay question tey parce que tey laay gën a confirmer sama wax
maanaam man ba ma demee ba gis sama bopp waxum atam sa ginnaaw nu daal di ko jël andi ko fii boole ma keneen di jéem a kii pour parce que nee neen lan duñ may jéem a noppi la wala duñ may jéem a décrédibiliser wala jéem a dugal c'est mal me connaître c'est mal me connaître wala c'est mal connaître kii suñu borom yàlla gi ay waay kun c'est mal le connaître c'est mal le connaître moo tax ma ne gëmoo leen dara une simple réponse jaral na leen nee naa leen doole bii ngeen siy def ak xam-xam bii ngeen siy def pour mën a créer fen su ngeen ko defoon ngeen dëggu dëkk bi avancé xam-xam bu ngeen am si faux et usage de faux xam-xam bu ngeen am si njublang xam-xam bu ngeen am si intimidation wala di fen ak saaga su ngeen jëloon loolu lépp ngeen boole ko toog boole ko tuuti si jub ak dëggu dëkk bi kenn du nu noot mais vous avez préféré prendre cette intelligence à créer des mensonges xam nga tuumaal nit fenal nit wala waxal nit lu mu waxul dugal nit ci ay affaires yoo xam ne kenn xamul boobu ba léegi si lu ngeen di wax yëpp yéen la concerné maam bi waxul leen dara maam bi yónniwul kenn waxal ko maam bi lu mu doon wax bind na ko yéen a dem toog am seen analyse bopp wax ko ba pare bëgg koo dëggal teg ko si ginnaaw maam jël ko bëgg koo teg si kaw nit ñi di wax ngeen di bëgg a yuuxu këf gamiñu nit ñi nekk du ngeen ko fi waxee parce que lu tax yéen Baye Fall maam boobu bu muy dund sax newoon na moom amul njabootam mooy ñëpp yéen ngeen ñëw bëgg a fee créer une histoire boo xam ne ni que par force quoi c'est comme come on gars yi di ngeen sonn de man maa bàyyi saaga parce que nee naa la lu may def jamono ji moo raw saaga garaawul dootuma saaga leen man daal romb naa beneen murit comme du ma ko waxee yéenay wax yéenay feeñal yéenay dem encore di ngeen ñëw teg nu daal di jàng si yéen wax laajte ngeen mer murit moo doxantu ba dajaat encore si ab nasaraan bu màgget bu ko ne yor naa ay photo ki vidéo ba mu toogee di jàngale ak ay affaire de kii te moom moo ngi siy liggéey ngir yàlla na ko lii ñun jooy leen bëgg nañ ko denc c'est ça yéen waloo leen sax jooy ça doit être dans les musées du nga ko wala jël dugal ko si musée yi comme ottoman bu leen wanoon keroog ngeen di jooy danoo waloon laajte fu mu ne nu dem récupérer ji ko moo gën nu toog fii di siisu gars yi dem récupérer ndaamaar bi ñëw def créer musée dugal ko si musée bi mais ñun suñu waxee comme que ñoom danoo con duñu jéem a xalaat dégloonu du ñuy tëb rek di fi taxu parce que lu ma la ko waxee rek ay mbaam yoo xam ne ni ko si ràqal lañ la yaree si ràqal lañ la dundalee ba nga màgg bis bu la joxee ngooñ doo ko mën a lekk su la joxee ripaas doo ko mën a lekk ràqal nga xam c'est ça le truc mais ñun lu ñuy wax nii saagawuñu yéen a mer yéen a frustré parce que lan manque de réponse te vous avez peur encore une fois de la réalité wax naa leen ko réalité bu ngeen ragal moo tax ngeen daw di làqatu te làqatu bi du leen si génnee parce que dëggay njëkk dëggay mujj sama gaay dëggay njëkk dëggay mujj tey nag moom live bi du ma ko guddal dama koy gàttal yemal ko fii parce que comme nu ma ko waxee rek gars yi du ma leen may lu nu bëgg quoi essayé ngeen ko 1 mois 2 mois yéen a ngi topp ba léegi di wax te dara changé wul yéenay wax ba léegi te une virgule de réponse amaguñu ko waaw amaguñu sax virgule xam nga lu naan virgule de réponse naa yéen a ngi noonu yéen a ngi nu tëye di nu raconter de la merde affaire yi doy na waar de gars yi man loolu daf maa jaaxal quoi maam bi am na benn photo bi 5 ans xaw ma 7 ans avant muy dem géej la am na yeneen photo yu génn lépp ba nuy jumaa rek yëpp gars yi di photo affaire yooyu waaye saa waaye dem na ba julli si géej bi amul photo dessin la am